asalaamaaleykum mbokk yi xarit ci yéen ñi safoo di ay xibaar fii Sunugal 24.net. alors comme ni ñu koy baaxoon defee saa su ne avec des politiciens avec des hommes yi nga xamante ni dañuy porter ay projets de société tey ñu ngi waat fii ak El Hadj Ali Ndao di ko ziar également parce que mos nañu ko dalal amoon ak moom waxtaan bu yaatu ñu bëri di ñu laajaat également ñu def ak moom beneen émission El Hadj Ali moom c'est un homme politique mais diplomate. alors tey ñu fekk ko fii nga xamante ni fii lay servir ici à Lyon ngir def ak moom benn entretien bu nga xamante ni dinañu mën a ñëwaat ci yenn points yu bëri surtout ay points politiques surtout politique locale bi nga xamante ni moom moo am Koungheul El Hadj Ali ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu ak mbokk internet yi. Aliou maa ngi lay fay maa ngi nuyu mbokk internet yi seetaan Sénégal 24.net di nuyu say collaborateurs. di la nuyu ci sa tur ak sa tur collaborateur yëpp di nuyu waa Sénégal bu ma jógee foofu nuyu waa Koungheul samay mbokk samay waajur samay xarit samay am di jàmm donc di nuyu ñëpp di sant bu baax ci seet si bi nga ñu seet si fii di la wax ne am nañ ci mbégte man ak sama soxna di ko nuyu au passage ak sama doom Xaadima Rasul. alors léegi ñu ngi ci année bu nga xamante ni politique mu ngi jax c'est vrai si diplomatie nga nekk da ngay liggéeyal sa dëkk ba moo tax fu ñu la yóbbu nga dem ngir liggéeyal dëkk boobu mais am nga aussi gis-gis politique bokk également ci parti politique tey suñu la laajoon nan ngay jàngatee politique bu Sénégal ban analyse nga ñu mën a wax ci situation politique bi am suñu dëkk bi. alors maa ngi lay sant bu baax di la gërëm ci question bi c'est important parce que comme ni nga ko fàttalee rek dañuy liggéeyal suñu réew donc loolu waral tey ñu sori Sénégal. ba tax na kon Sénégal la ñuy jaay suñu dëkk la ñuy jaay Sénégal nag dafa bokk ci pays yi nga xam ne dañu leen bàyyi xel bu baax a baax ndax facteurs yu bëree bëri pays bu am yaakaar la ci wàllu stabilité pays bu am yaakaar la ci meññeef yi nga xam ne yàlla mi ngi ko fay génne pays bu am yaakaar la ci wàllu démocratie wax dëgg yàlla bu ñu ko xoolee ci point yooyu dañuy wax ne dëkk bu am solo la dëkk bu neex a dem la dëkk bu ñuy invité ñëpp ñi nga xam ne ni jàpp nañ ne war nañ mën a dem Afrique profiter fa li nga xam ne amul Europe ñu ngi leen di invité ñu dem seeti Sénégal parce que dëkku jàmm la dëkku démocratie la dëkk bu am convivialité la dëkk bu am teranga la waaye bu loolu weesoo aussi ci beneen wàll jàpp nañ ne am na yu bëri yoo xam ne dafa sooxe foofu loolu yaakaar naa ne ñàkk ko wax aussi dafay mel ni jàkkaarloog jant bi ne gisuma ko am na yoo xam ne ni état du Sénégal ñu ngi ci góorgóorlu bu baax waaye am na si yoo xam ne nag wax dëgg yàlla xaw na sooxe ñi ko war a wax ñu ngi koy wax am naa yaakaar ne autorité yi nañ ci bàyyi xel lépp loo xam ne day sooxe lépp loo xam ne mën nañ ci jam ëllëg Sénégal notamment ci démocratie bi ak ci wàllu bonne gouvernance li nga xam ne ni organismes internationaux yëpp ak état yëpp dañ koy bàyyi xel am naa yaakaar ne autorité yi dinañ ci gën a wax. alors tey à part analyse boobu nga def nga bokk ci parti politique ñu nekk ci année bu nga xamante ni année préélectorale la c'est-à-dire léegi boo xoolee sax day mel ni que ni suñu homme politique yi ni ñuy doxee dañu nekk ci campagne ñee ngi def tournée chaque jour dekk santé dekk yu mel noonu ndax yi ngay gis en tant que diplomate yooyu bokk na ak yi ngay gis yeneen dëkk yi. waaw am na si loo xam ne moom wax dëgg yàlla war nañ ko gën a bàyyi xel c'est même regrettable que dëkk boo xam ne daanaka dañuy déserter bureau yi. ku nekk jaar sa yoon ku nekk dem département bi nga jógee wala gox bi nga jógee dem di politique yi bàyyi sa bureau loolu moom lu ñuy regretter la parce que loolu doxalul réew politique nañ ko def su jotee waaye su weesoo aussi ku nekk na nga jublu ci liggéey bi je pense que loolu mooy doxal réew te yow am nga chance ñëw fii gis nga ne fii moom dëkk kër la bu ñu yeewoo ñëpp a ngi dem liggéeyi donc dafa am loo xam ne duñ ko jaxase maanaam wàllu politique ak li nga xam ne intérêt général la ñoom duñ ko jaxase politique su jotee ñu politique ci anam bu sell su liggéey jotee aussi ñu liggéey mais li ñu seetlu ñun ñëpp xam nañ ko gis nañ ko Sénégal dañuy jaxase lu bari dañuy mélanger lu bari ba tax na loolu day tax service yu bari di sooxee bu ñu commencé def politique campagne bi ubbi donc élection yi c'est dans un an mais dafa mel ni suba la donc gis nañ fii gisati ko ñuy bàyyi seen liggéey déserté seen i bureau
ku ci nekk di politique di wax lu jëmale dëkk bi kanam wax loo xam ne aussi safaan wala donc ñoom ñëpp daal je pense que li gën mooy ñu xaaroon ba app bi jot ba app bi jotee je pense que si le pays bi di profiter et puis mooy gën a tax aussi dëkk bi dal parce que campagne électorale permanente je pense que loolu jëmalul dëkk kanam te nekkul loo xam ne lu baax la yàgg na fi am nag wax dëgg yàlla yàgg na fi am waaye war nañ ko mën a bàyyi xel suñu bëggee tey jii ñu nekk ci peloton de tête bu état africain yi nga xam ne tey jii seen PIB dafa kawe ba pare mu feeñ ci nit ñi ni ñuy dundee yaakaar naa am na pratique yoo xam ne yu bëri war nañ ko changer notamment ci campagne électorale permanente bi loolu jëmalewul dëkk kanam te ñu koy def ñëpp opposition ak pouvoir ñëpp nag wax dëgg yàlla war nañu mën a soppi doxalin xaar ba mu jot ñu def ko bu ñu paree ki nga xam ne yàlla may na ko ndam wala muy parti politique wala muy coalition yàlla may ko ndam wax dëgg yàlla mu jël diriger doxal ñi ci des jublu ci leneen li ñu nekkoon. rappelé nga ko léegi ci sa question effectivement dama bokk ci parti politique et ni mu juddoo ba fi mu toll nii xam ngeen ko sénégalais yëpp xam nañ ko mooy LDR Yeesal ak président Modou Diagne Fada. alors dañu créer parti vraiment pour bokk ci jongante bépp boo xam ne nii parti bu sosu rek war nga ci mën a bokk waaye nag Sénégal aussi gis nañ ni muy doxee xam nañ ne aussi dafay jafe lool benn parti di demal boppam am na sax maanaam am na waaye nag bu fekkee ne def nañ ko aussi dans le cadre d'une coalition wala ci beneen anam bu mu mën a dem ak nu mu mën a tudd rek na nekk loo xam ne dañ koy yaatal ñi nga xam ne ñoo bokk gis-gis ñoo bokk projet politique ñu mën a ànd et puis dem wuti pouvoir donc ñu ngi ci ay waxtaan ñu ngi ubbeeku donc am ñu ñuy gisal am ñu ñuy waxtaanal wax dëgg yàlla pour créer pôle boobu noonu créer benn coalition pour xool nan la ñuy demee soit ñun ñooy dem wala dañuy bàyyi keneen dem ñu jàppale ko donc jot nañ seetlu aussi yeneen initiative yi fi jot a juddu ba fi ñu toll nii donc ñu ngi ci biir arène bi lépp loo xam ne parti bu sérieux légalement constitué da ciy jublu rek ñun aussi dinañ ci jublu. alors wax nga naam ay élection yi na nga it façon élection buy mënti am fas yéene ngeen ci bokk. alors léegi ñu wax li nga xamante ni moom moo concerné suñu département muy Koungheul. alors kenn umpalewul ne am nga ay ambition pour la ville de Koungheul notamment le département également. mais yàlla def na présentement ñu ngi jublu ay élection 2019 bi dinañ ci tànn maire yi alors yow yaa ngi fii nii biti réew nekk ko biir réew mi ndax élection yooyu ñu jublu di nga ci participer. alors jërëjëf ci laaj boobu ñu ngi ma koy laaj chaque jour ma jot ay nit ñoo xam ne dañ may fësal seen bëgg-bëgg pour que ma dellusiwaat tantewaat sama sens comme ça ñu rappelé ko que 2014 également ci même condition la participé woon ci jongante yi alors seqoon ko juróomi candidat yàlla dogal ma jël deuxième ak équipe bi ma àndaloon di liggéey donc je pense que nit moom lépp loo jublu boo ci jógee am na loo ciy jàng donc du coup def nañ analyse bi ci war xam nañ li nga xam ne moo tax ñu ñàkk xam nañ li nga xam ne moo tax aussi les gens n'ont pas atterri à 100%, notamment li ñu sori Sénégal pour des raisons de service loolu yëpp saytu nañ ko et je pense que ñu ngi ciy liggéey pour que loolu dootul amati mais li am ba am mooy et que Koungheul je pense que moom moo tax may politique am beneen ambition bu dul sama dëkk parce que mënuma toog di seetaan benn génération wala benn groupuscule wala benn kër benn njaboot rek war a yore suñu destinée nekkoon kook suñuy papa ba tey ñoom ñu nar ko nekk ak ñun te suñu bàyyee dinañ dem ba suñuy sët ñooñu ñoo leen di jiite te ñu jàpp ne war nañ mën a apporter notre pierre à l'édifice donc loolu moo tax ñu ne dañu engagé wu lépp loo xam ne dafay yëngu ci politique ci Koungheul dinañ ci jàpp dinañ fexe wut ay nit dinañ fexe wut ñu àndal et ma fësal ko fii aussi nekk candidat c'est pas une fin en soi gagner pour être un maire c'est pas une fin en soi mais li am solo mooy ñu bokk jongante bi te dinañ ci bokk ci kàttanu yàlla maintenant nan lañ ci bokkee on est ouvert à des discussions ñeneen ñi nga xam ne bokk nañ gis-gis war nañ mën a waxtaan ci projet politique bi ñu am keneen ku ci mën a ñëw yokku ñu waxtaan ñu xool par rapport ak aux expériences des uns et des autres ñu xool nan la ñuy taxawale une candidature mais ce qui est sûr mooy incha allah bu ñu fi yàlla bàyyee loolu la ñuy ñaan dinañ participer ci élection yi nga xam ne moom mu ngi ñëw te tamit ñu ngi lancer un appel
à toutes les obédiences politiques maanaam man ni ma jàppee élection municipale mooy mbiru gox la donc les partis sont importants mais pour man période boobu mën nañoo teg mbiru parti teg ko na le wut ay coalition ak fu mu mënta jógee coalition bi ñu ànd ak ñu nga xam ne jàpp nañ ne ñoo bokk gis-gis jàpp nañ ne war nañoo andi lu bees pour que nit ñi gën a mën a sentir que ne changement am na véritablement pour que Koungheul mën a jëm kanam parce que li ñu fa seetlu mooy gis nañ ko gisati ko ni mu waroon doxewu ko et loolu jarul ngay farak nit wala nga contre ko wala bokk leen parti pour nga xam ne mbir mi dafa sooxe. souvent nit ñi di wax ne boo soree bët yi sori xel yi. ndax distance bi également le fait que nga nekk ko biir dëkk ba par rapport ak yeneen politiciens yi ndax ñu jàppoon ne day nekk handicap. waaw xam nga loolu dañ koy wax damay rappeler sax par exemple en 2014 j'ai été victime vraiment de xénophobie laa ko mën a waxee d'ostracisme parce que su ma demee ba di samp sama ndënd ma dégg ay nit ñu ne dëkkul Koungheul du waa Koungheul loolu daf may def reetaan damay fàttali rek que ne nit dëkkul fenn te mënoo juddoo Koungheul say waajur say ñenn si waajur juddoo Koungheul nga gëj fa wala pour des raisons de service nga dem liggéeyi feneen toog dem ba mu yàgg nga ne man war naa mën a ñëw dimbale sama dëkk parce que mosuma bañ a dimbale sama dëkk parce que man dama wutee ñi nga xam ne tey dama leen jàppee comme ay ovni politique dañ ne lay rek na cëpp yaa ngi dégg amuñu benn background politique mosoo leen dégg ci affaire mouvement associatif mosoo leen dégg ci affaire navétane mosoo leen dégg ci jàppale ci dëkk bi ci lenn dañu xëy rek ñëw na lay na cëpp am nañ ci droit parce que Koungheul kenn moomu ko ñun ñëpp ko bokk doon faral di dégg également waaye diw de dëkku fii diw de fële la jógee diw de fële la jógee ma bëggoon a wax ci loolu une bonne fois pour toutes que ne loolu du wax boo xam ne buy defar la tey jii képp koo fi laaj bu dul bàyyam di maamam am na fu mu jógee ñëw foofu kon nag immigration bu 2018 wala bu année 1970 wala bu année 1960 pour man benn la rek képp ku nekk rek bu ñu toppee sa ligne am na foo jógee man personnellement Jolof laa jógee loolu ku ne xam na ko te xam naa fan laa jógee ci Jolof dama fay dem samay waajur yi fa dëkk xam naa leen bu baax Koungheul laa juddoo loolu la yàlla dogal donc man doomu Koungheul laa te nekkuma fa waaye tey jàpp naa ne kenn gënu maa xam Koungheul képp ku ma xamul Koungheul man damay jàpp ne yow yaa fa ne gan waaye man xam naa Koungheul parce que dama koo dund juddoo fa jàngee fa xam fa donc je pense que c'est vrai que soriwaay bi nag dina am distance bu mu créer mais xam nga aussi avec les importance li gën a am importance mooy nga dëkk Koungheul ba pare nga bëgg ko wala dëkkuloo fa nga bëggal ko sa bopp am fa loo xam ne sax ñi fa dëkk ñoom amuñu ko donc pour man c'est un faux débat diw dëkkul Koungheul pourquoi muy def politique fii da dem fu mu jóge ainsi de suite loolu mbiru racisme te àddina bi je pense que dépassé nañu foofu tey jii boo jëlee exemple de la France nga gis ay Sénégalais fii même à Lyon ici un Sénégalais a été une fois adjoint au maire donc pour vous dire que te juddoo fi pour vous dire que donc loolu c'est vraiment dépassé nañu bàyyi loolu nañu bàyyi nit ñi képp ko bëgg a ñëw def politique nañu la bàyyi nga def politique ak foo mën a jógee ak foo mën a doon ak diine boobu mën a bokk nañu la bàyyi nga def politique maintenant nit ñi ñoom ñooy tànn xool ku leen neex ñu tabb ko man si sama wàllu bopp maa ngi liggéey parce que mën naa jàpp naa ne Koungheul yëpp xam naa leen man ñu si bari bokk xam naa leen xam naa kër yëpp bu ñu ma xamul xam nañ samay waajur donc distance bi xëy na mën na nekk handicap mais man dama koy positiver parce que sama liggéey moom fi andi su ma jeexalee sama liggéey damay dellu Saloum donc jàpp naa ne loolu dinañ ci liggéey bu baax gën a jege nit ñi proposer leen loo xam ne xëy na teel ci jóg aussi proposer leen loo xam ne xëy na buñ ci sukkandikoo gis ne lii c'est un projet très sérieux et ñu def ci li ñu ci war a wax yàlla mën nañu may ndam ci li ñu bëgg. alors tey nga gis département Koungheul depuis ñu créé ko ba léegi malheureusement amagul sens à l'hémicycle mu am ku nga xamante ni mën jàng na ba xam yenn détails yi pour teewal ko pour mën ko défendre tey bu ñu dellu soit en 2018 ñu amaat yeneen ñaari député yu nga xamante ni jànguñu dara alors ndax jàpp nga ni ñooñu war nañu mën a plaider département de Koungheul à l'hémicycle. waaw question boobu aussi c'est important parce que dafa dellu si waat boo xoolee histoire Koungheul c'est pas la première fois ñu am député nit ñi naan jàng naak jàngul alors analphabète man du mot boo xam ne dama koy bëgg di utiliser parce que dama ne nit bu fekkee jàngul nasaraan aussi am na leneen lu mu jàng wala am na leneen lu mu xam te yaakaar naa ne tey référence Koungheul en matière de politique Mame Samba Seck alaaji Mame Samba Seck maa ngi koy ñaanal yàlla may ko fan wu gudd ak wér-gu-yaram di sama soppe di représentant xalif général des Mourides fi ma bokk
wax dëgg yàlla di ko jox wàcc waayam xam na ni cofeel bi ma am ci moom ak ni ma ko bëggee moom xam na ko suma waajur la donc moom mën naa jàpp ne mooy suñu référence tey ci politique bu fekkee li ñuy wax ne ñàkk a jàng nasaraan dëgg la am na waaye ku jàng alxuraan la bokk ci famille religieuse waaye ku ne xam ne aussi wàllu social dafa nekkoon loo xam ne lu amoon doole la li taxoon képp ku mus a ñëw intellectuel bu mus a ñëw nga dékk ko moom daan na la parce que dafa dëggaloon boppam ba pare gëm li mu doon ba pare yàlla may ko tabe mu jege nit ñi di faj seen soxla donc man dama jàpp ne mbir mi du kii jàng na wala jàngul mais li ma jàpp mooy ki mën a faj soxla nit ñi ki nga xam ne am na fulla ak fayda xam na fan la mbir mi nekk bu fekkee nit ñi dañu soxla forage ba dem jëli ko bu fekkee nit ñi dañu soxla ndox bu sell ñu dem jëli ko bu fekkee nit ñi dañu am ay yitte ci wàllu jàngale mu toppatoo leen ko bu fekkee nit ñi dañu am ci wàllu feebar ak ay faju moom mu toppatoo leen ko pour man loolu moo gën maintenant cela ne veut pas dire que loolu moo gën ñu favoriser ñàkk a jàng pour di leen di teg ci kanam yaakaar naa ne loolu aussi du loolu laa moo tax ma wax li ma wax mais li am solo mooy est-ce que Koungheul ñoom ñoo tànnal seen bopp seeni député li ñu seetlu mooy gis nañu ñu xeex ba gañe waaye xam nañ ne ñiñ fa tabb tey xëy na am na si ñoo xam ne nekkul li peuple bi bëggoon la nekkul li waa Koungheul bëggoon la waaye lu ñu leen imposé la donc question bi foofu la question de fond la est-ce que waa Koungheul si boppam ñoo tànn seen député wala dañ leen tànnal je pense que loolu lañ war a réfléchir et que génération bi di ñëw ak ñun ñu ñëpp ci loolu lañ war a réfléchir est-ce que dañu war a continuer ñu ñuy tànnal et puis c'est encore plus profond est-ce que dañuy continuer ñu ñuy tànnal maire parce que boo seetloo système électoral Sénégal bi dégg naa ay intellectuels yu bari di ci wax dañ ko war a changer parce que population bi conseil municipal la ñuy tànn donc tànn ñu maire conseil municipal bi mooy élire un maire député yi aussi gis nañ ñu mu fa demee war a falu nekk député tu cèdes ta place à quelqu'un d'autre donc est-ce que véritablement nit ñi ñoo tànn wala chef de parti moo tànn wala question bi mu ngi noonu nañ ci réfléchir je pense que loolu aussi lu am importance la mais tey Koungheul war na mën dépasser fii beneen bi mooy aussi ñi nga xam ne aussi dañuy jàpp ne alors ñun dañuy toog fi ñu toog rek waaye diw de jàngul diw intellectuel diw de def ne waaw ñi jàng ñoom lan mooy seen contribution dans tout ça parce que aussi dafa yomb ngay ñëw naan diw jàngul te yow mi nga xam ne jàpp nga ne yaa jàng yaa nga toog fa nga toog jàpp sa morta njàmbur lépp lu yitteel Koungheul intéressé wu la lu dul toog di ŋàññi rek pendant ce temps là ñoom ñi nga xam ne dañ na jàngul te ñu ngi am njëriñ xëy na ñu ngi am lu ñuy defal nit ñi man nag du ma leen défendre parce que tey jii suñu ma tegaloon ñu ne kii moo jàng kii moo jàngul man damay xool ki ëpp njëriñ ci nit ñi wax dëgg yàlla parce que mën ngaa jàng ba pare te saay-saay nekk ci yow sa intérêt bopp nekk ci yow ñàkk bëgg Koungheul nekk ci yow donc boobaa doo amal kenn njariñ pour man li am njariñ mooy ki nga xam ne socialement dafa taxaw ci soxla nit ñi lu nit ñi soxla suba ma ngoon jot mu nekk ci parce que bu la askan wi wóoloo ba fal la da nga war a nekk seen jaam di dox seeni soxla mais nag li ñuy gis léegi c'est le contraire da ngay yox yi di jooy di saraxu ba nit ñi fal la nga dem toog Ndakaaru fàtte nit ñi loolu nag nit ñi ñoo ko mën a fajal seen bopp. en parlant d'après sa analyse bi nga def ci côté boobu ndax jàpp nga ni tey jeunesse su Koungheul mat gi ñu war a mat ci politique ba nga xamante ni yenn erreur yu bëri yu nga xamante ni jot nañ ko dund à Koungheul ñu mën ko corriger présentement. waaw merci beaucoup Alioune je pense que question boobu aussi c'est extrêmement important parce que li ñu gis jeunesse bi di def pour la plupart dama jàpp ne sax ñi jàppee seen bopp ay jeunes duñu ay jeunes d'abord. Parce que boo xoolee Koungheul ceux-là qui s'activent autour de la politique c'est un seul groupe man je les nomme l'axe du mal xam nañ seen bopp ils sont autour de la mairie ils sont autour du conseil départemental jàppee seen bopp comme ay jeunes te ñoom ñëpp ku ci nekk yaa ngi waaj am 50 ans donc ana la vraie jeunesse la vraie jeunesse lan la politiciens yi di def ak ñoom bu leen soxlaa woo leen ñu jàppale leen suñu paree ñu wàcc leen foofu ay contrat de 50 000 wala ñii ñu leen di wutal liggéey yoo xam ne c'est tellement temporaire que c'est-à-dire que bu ñu ñëwee Koungheul le temps que ñu fay toog un week-end ñu leen di gis ñuy activé wu suñu amee dara jox leen loolu nag moo war a dakk ñoom ñoo war a xam aussi lan lañ bëgg donc man et puis beneen côté bi aussi mooy que j'ai vu que am na ci de nouvelles têtes qui émergent man maa ngi leen di encourager parce que aussi dafa yomb trop toog naan waaye affaire bi doxul Koungheul doxul waroon na weesu fii mais ku ci nekk na nga jóg sol sa dàll parce que da nga ko war a def nga jàpp ci lépp loo jàpp ne war nga ko defal sa dëkk war nga ko mën a defal même sax soo amul ndomb tànk même sax buñ la xamul wala même sax na nga am ci loo jàpp
gëm ko dëggal ko xool fi nga jàpp ne war nga fa mën a jaar pour nga jaar fa pour mën a def dara sa dëkk. Donc en résumé côté boobu moom dama xaw a mitigé wu tuuti ci question jeunesse bi parce que des fois du ma comprendre seen yenn position parce que boo xoolee également toute personne qui émerge en politique par exemple localement soo xoolee entourage am et ça je le dis soo xoolee entourage am on retrouve les mêmes têtes. Aujourd'hui on dit que Aliou Top est intéressé par Koungheul commencé na def activité politique dañuy def mouvement vers toi. Alors nga yor leen soo ñëwee foofu noonu am looy deflante ak ñoom activité boo am ñu topp la su keneen génnee même groupe bi ñoo leen toppaat te loolu je défie à ceux-là qui auront une opinion contraire que loolu moo am c'est-à-dire que chaque fois man dama ko xool ci sama bopp aujourd'hui su ma xoolee yenn leaders yi fa nekk ñi ànd ak ñoom ñëpp mës nañoo nekk ci man et c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc nit ñi aussi ñoom ñoo war a yeewu si loolu xam ne groupe boobu représenté wuñu Koungheul seen bopp la ñuy représenté parce que saa yu ñu gisee benn leader bu ñëw même groupe bi ngay gis suñu waaw c'est pire que des profiteurs. Donc et ñoom xam nañ seen bopp xam nañ ko et je pense que loolu aussi nit ñi ñoo ci war a yeewu xam ne ñii seen bopp lañ fa nekkal fu tooy rek ñu dal. Alors sànq si biir wax bi wax nga ko en 2014 nekkoon nga deuxième ci élection municipale yi alors tey ñuy dem presque ba groupe ba fa nekk fin mandat. Alors tey boo doon tiré benn bilan par rapport ak ñoom li ñu def ak yow projet politique yi nga amoon. Alors lan ngay wax ban note nga leen di jox c'est bien pas bien passable wala ban note nga leen war a mën a jox. Alors man je dirais voilà pas du tout bien parce que damay jël juste quelques exemples. Élection yi metti woon na lool tàngoon na lool bëri woon na ay xat-xat lool bëri woon na xëccoo lool yàlla dogal li mu dogal et je pense que jarul sax ma koy rappeler ñi ma jàkkaar la woon donc man kese la woon ak ñi nga xam ne ñii ay ministre lañ ñii ay député lañ ñii ay directeurs généraux lañ alors ma bokk opposition ba léegi donc xëccoog ñoom ñu am ay moyens génne ko def ko ba yàlla may leen ñu jël ndam. Donc ma jàppoon ni suñu ñëwee quand même dina am lu changé mais li ñu gis mooy nañ defal micro trottoir à travers Sénégal24.net nga laaj nit ñi nga dugg marché bi nga laaj leen ne marché bi ndax am na lu fa changé nga xool voirie bi ndax am na lu fa changé assainissement bi nga xool ndax am na lu fa changé nga xool aussi la cantinisation sauvage autour de la mairie nga xool ndax am na lu fa. Alors wax nga ko tout à l'heure si sa biir wax te ni yaa nekkoon deuxième ci élection municipale yi ñu génn ak Koungheul alors nga amoon ay ambition politique amoon ay projet politique yoo présenté woon également la population koungheulloise mais tey équipe bi nga xamante ni ñoom ñoo mujjoon gagné si élection yooyu noonu booy noté li nga xamante ni moom la ñu jot a def alors ban note nga leen di jox note bu bien bu passable bu médiocre wala ban note nga leen di jox. Alors merci beaucoup Aliou ci question boobu. Xam naa sax il faut me rappeler li nga xam ne moo fa jotoon am ci élection 2014 yi donc dama àndoon ak groupe boo xam ne nii jàkkaarloog waa APR yi ak seen coalition ñu nekk ñi ay ministres lañ ñi nekk ay directeurs généraux donc ñi nekk ay directeurs ñi nekk ay PCA donc yàlla dimbali ma man ak ñi ma àndal donc c'est l'occasion de les remercier ñi ma àndaloon ñëpp mag ak ndaw góor ak jigéen ñëpp ma sant leen gërëm leen bu baax a baax ci jàppale bi donc yàlla may leen ndam mais boobu ak léegi je pense que tey jii soo jëloon sa micro ci sa collaborateur yi Sénégal 24 nga dem dugg mairie nga laajte employé yi fa nekk nga dugg marché Koungheul nga laajte ci wàllu salubrité ci wàllu éclairage public alors nga dem ci wàllu njàng mi li nga xam ne mairie waroon na ko mën a taxaw élèves yi ak enseignants yi ak parents d'élèves yi nga xool par exemple cantinisation sauvage bi nga xam moo am aux alentours de la mairie ba ci case des tout-petits am naa yaakaar ne déception totale la li ñu doon xaar ci maire bi ak son équipe defuñu ko loolu moom ku ne xam na ko ba pare nag li ma bëggoon laaj nit ñi aussi
ci tànneef yi nga xam ne moom la ñuy tànn ñu gën a je pense que ñu gën a exigeant bañ ko yemale ci ay tur bañ ko yemale ci ay parti kese parce que li tax ma wax ko mooy par exemple système bi si boppam gis naa ne am na ay intellectuels yu bëri yu ci def ay propositions système bi ni mu mel population bi faluñu maire mais conseil municipal la ñuy fal donc conseil municipal bi ñoom ñooy dajee fal seen maire donc du coup am naa yaakaar ne loolu waroon nañ ci mën a taxaw def ci changement yi nga xam ne moo ci war ba nga xam ne population bi ki ñu jàpp ne moom la ñu war a tabb moom la ñuy tabb suba duñu dem conseil municipal ak wut ay subterfuge wala ñu wut ay moyens financiers yoo xam ne dañ koy soudoyer nit ñi pour que ñu mën a fal maire bi nga xam moom la ñu soxla donc loolu daal jàpp naa ne lu am solo la waaye bu ñu dellu siwaatee ci question bi par rapport ak équipe municipale bi ku ne xam na ne dañoo lajj te loolu moom comme ni ma la ko waxee sànq ku dem Koungheul xam na ne Koungheul dafa dellu ginnaaw ku xool seen mairie bi nu mu tilimee ak nu mu saltewee xam na ne lii représenté wul Koungheul mérite na lu ëpp loolu donc équipe bi di ñëw xam naa ne am nañ liggéey bu baax a baax waxuma la wàllu foncier bi terrain jàmbur yi ñuy jàpp di sàcc ak luubal ñi koy def xam nañ ko ñun xam nañ leen mais jàpp naa ne loolu dafa war a dakk jàpp naa ne dañu war a am yërmande ci nit ñi dañu war a yaatal balaa ñuy jël terrain di ko may waa administration territoriale wala ñuy jël ay terrain di ko may ay fonctionnaires yoo xam ne liggéey rek moo leen fa indi ay kayit moo leen fa bàyyi bu kayit ñëwaatee ñu dellu nañ ko may waa Koungheul yi nga xam ne ñoom ñoo ko yellool tey jii boo jëlee exemple famille mag yi kër yi dañoo màgg ñooñu ñi nga xam ne ni dañoo war a génn dem sanc yeneen kër fan lañ koy jëlee dernier lotissement yi ñu def terrain 150 mètres carrés lañ def te Koungheul ku ne xam na ne zone rurale la ku wax zone rurale wax ay baykat ku wax baykat di nga wax saret di nga wax fas di nga wax mbaam alors donc 150 mètres carrés boo fa bëggee def concession pour dëkk fa bëgg fa def fas bëgg fa def nag wala nga bëgg fa def mbaam loolu naka la mën a nekkee kon bu baax nañu seetlu bu baax li ñuy def ñu defee ko ak intelligence defee ko ak vision boo xam ne futuriste la pour suba donc daal li ma jàpp mooy dañoo lajj. alors ci côté éclairage public ak yu mel noonu parce que d'habitude boo laajee waa mairie bi ñu ne la oui def nañu tant de milliards ci Koungheul ndax yow en tant que homme politique bu am ay projet pour Koungheul yaa ngi sentir que ni vraiment Koungheul ni mu mel ni ay milliards dugg na fa. alors li ma mën a wax ci gàttal rek mooy am na loo xam ne aussi dañ koy annoncé di ko wax nii rek par exemple soo xoolee seen projet boobu ñu doon wax projet d'internet de connexion pour toute la ville xam nga nan lañ ko tuddee woon mais Koungheul ville intelligente bi ñu doon jaay veille élection bi mais ku ne xam na ne c'est de la poussière parce que loolu ça n'a jamais fonctionné et ça n'a jamais profité à la population. alors pour éclairage bi man Diamaguène laa dëkk xëy na dama ne sax est-ce que du opposant yi li ñu dëkk Diamaguène moo tax benn lampe du fa tàkk te loolu mën nga jël sa caméra nga dem xool Diamaguène boo ko jëlee mën nga wër koñ bi yëpp ba mu daj doo fa gis ñaari éclairage ñaari lampe ci mbedd yi donc demoon na ba nga xam ne waa koñ ba jeunes yi fa nekk ñoom ñoo jël seen initiative personnelle alors quartier bu nekk ñu installé fa benn ampoule ci buntu kër gi pour que paa yi bu ñuy dem jàkk fajar du julli ji du ñu am benn gàllankoor parce que ku ne xam na ne aussi zone rurale la te dafa lëndëm. alors ñu ngi jëm si cappaandaw bi en tant que diplomate en fait dañu bëgg ñu ñëwaat ci la question politique générale bi nga xamante ni moom mooy la Sénégal yëpp alors en tant que diplomate tey ñu ngi gis ne xale yu bëri africain en tout cas ñu ngi topp soit désert bi wala ñu jël ndox mi ba di ci dee ngir bëgg a ñëw fii Europe yow en tant que diplomate est-ce que jàpp nga ni tey am na politique migratoire wala politique bu nga xamante ni état bi teg na ko ba nga xamante ni ndaw yi bu ñu bëggee tukki dinañ mën a tukki wala ñu mën a toog seen dëkk liggéey li nga xamante ni moom la ñu bëgg wala am na yeneen jéego yu nga xamante ni état bi war na ko ci def ngir sàmm yooyu ndaw. alors question bi aussi je pense que question d'actualité là et c'est une question très transversale qui touche par exemple presque beaucoup de ministères et beaucoup de domaines de la vie. Alors immigration sujet bu vaste la et que sujet également bu délicat la parce que li nga xam ne ni mooy Nations Unies ak organismes internationaux yu bëri dañoo am ay jafe-jafe pour faj ko donc gëm naa ne également état bu mel ni état Sénégal forcément dina am ay quelques difficultés waaye nag am na ay jéego yoo xam ne état bi def na ko waaye dafa des
parce que immigration donc pays de départ le pays d'accueil ñoo ko seq donc départ pays bi nga xam ne fa la ñuy jógee dañuy créer aussi ay problèmes maanaam bu fekkee ne jeunes yëpp ñoom ñoo bëgg a migrer donc dañuy bàyyi un vide foofu dañuy bàyyi aussi des bras valides yoo xam ne war nañ mën a liggéeyal seen réew donc dem beneen réew bu ñu demee aussi processus bi pour ñu mën a intégrer mën a liggéey seen àq ak seen yelleef donc dafa bëri ay fànn yoo xam ne dafa bokk ci immigration alors proprement dit politique migratoire am na mais dañ ci d'accordagul politique boo xam ne ni am na de manière concertée boo xam ne validée ah ñëpp d'accord ci ba ñu teg ko nii ci table ji je pense que amagul man gisaguma ko bokk. alors tey yaa ngi liggéey ci ay consul ni nga gis ne noonu la ñuy manager consul yi est-ce que foog nga ni mooy management bi gën maanaam jël poste yi nga xamante ni diplomate yi ñoo fa war a nekk ñu def fa ay homme politique ba nga xamante ni bu ñu fa toogee au lieu ñu toogal fa intérêt général bu sénégalais yi nga xamante ni ñoo nekk ci diaspora bi mbirum politique également. am importance la mais je pense que immigré ci boppam ñoom ñi nga xam ne ñoo koy dund. Je pense que ñoom ñoo ma gën a tey placé wu pour di ci wax waaye li ma ci xam rek mooy que état du Sénégal def na effort par exemple France gii ma nekk nii ubbi nañ fi 4 consulats ak benn bureau consulaire à Le Havre donc ci seen wàllu présence Sénégal wax dëgg yàlla est très présent en France diplomatiquement parlant alors maintenant. am na loo xam ne prérogative bu chef de l'État la jël ku ko neex wóolu ko dénk ko mu dawal maanaam jox ko consulat waaye li ñu seetlu aussi mooy que am na ci loo xam ne lu bari dafa sooxe parce que métier quand même da nga koy jàng naam daf lu ubbeeku la ku nekk mën na ko doon waaye na fekk ne mu am au moins le BABA mën a servir les Sénégalais mais lu ñu seetlu mooy aussi politique bi dafa bari trop te nit ñi ñoo koy wax nekk ci aussi da nga war am réserve mais terewul tamit nga xam ne ni mbir mi na mu waroon doxewu ko je pense que dans l'avenir am na ñu bari ñu ma doon waxtaanal fii ci acteurs de développement yi ak certains Sénégalais man leen bu fekkee ne saa yu candidat ñëwee ñi koy accueillir à la base bu faloo ñoom lay def consul loolu dina continuer créer ay problèmes parce que duñu mën a def la différence entre le militant promu consul ak le Sénégalais qui doit prendre en charge toutes les préoccupations des Sénégalais donc c'est assez délicat c'est très compliqué mais bon question boobu dama koy renvoyer à tous les immigrés ñoom je pense que mën nañ ci prononcer wu mais li ñu gis aussi vraiment difficulté bari na et yu bari aussi sooxe na. alors ñu ngi dem ci cappaandaw suñu entretien bi alors 2019 c'est bientôt yaa ngi à l'étranger lan ngay wax ñi nga xamante ni ñu ngi xaar candidature El Hadj Ali Ndao à la mairie de Koungheul. alors 2019 mu ngi jublu si bu ñu yàlla may tal ak fekkee ñu ngi ñaan yàlla bokk ci ni ñu ci war a bokkee ñu ngi koy waajal également di wax ne aussi dañu ubbeeku. naam bokk nañ ci parti waaye li nga xam ne mooy local dafa jéggi mbiru parti mbiru local la donc ki di local da nga war a ratisser large xool ñëpp ñi nga xam ne ni déggoo ngeen ci ay maanaam ci ay programme ay projet politique xam ne war ngeen mën a ànd ngeen constituer un groupe pour liggéeyal seen dëkk donc maa ngi leen di wax ne très bientôt dinaa dellusiwaat incha allah jël si li nga xam ne moom lañ moom ci lañ bokk. alors di sant ñi nga xam ne ñoom lañ doon àndal di liggéey foofu sant suñu waajur aussi di sant suñu xarit di leen wax ne bu neexee yàlla dinañ ñëw bokk comme nañ bokk woon 2014.